jërë ngeen jëf mbokk yi ci safo beek ànd beek télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko waxtaanee dina bokk ci mbiru Samba Sékou Sow nga xam ne nag jamono yi rek daal nañ koy xañ ngelaw lu féex ci giirub dundam waaye itam ab rek liggéey boo xamante ni sañu ko bañ naka noonu itam ay amende yoo xamante ni rek daal nay tegu ci ndoddam nañ wax itam ci lu soxal wàllu yoon ba tey mbirub Guy Marius Sagna nga xam ne dañ ko téye ba tey daal di bàyyi ñaar ci ay ñoom yoo xamante ni jamono yi may nañ leen li nga xam ne rek moom moo di bàyyik ndégandiku Moustapha Diakhaté nga xam ne jamono yi daal nañ koy dàq ci parti bu APR moom même si boppam nag daal nañ ci yëy yàbbi nañ wax itam lu soxal wàllu tàggat yaram réew bu Sénégal nag niki tey jii ñu doon amal foofee nga xam ne moom moo di ca Qatar première phase bu éliminatoire bu coupe du monde bu atum 2022 réew bu Sénégal nag daal nay bokk ci groupe H naka noonu itam gaynde yi daal nañuy bokk poule ak réew bu Togo Congo ak itam Namibie mbokk yi li moo di ponk yi bu ngeen taaxiloo tuuti ñu daal di faram fàcce. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu Futur Média dal leen nag jàmm ci xibaar yi ni ñu ko junjee woon noonu lañ koy dooree mbokk yi wax ci mbirum Samba Sékou Touré nga xam ne nag Samba Sékou Sow ngeen baal ma nga xam ne jamono ji nag daal nañ koy xañ ngelaw lu féex lu toll ci giiru dundam waaye itam daal di koy teg ab liggéey boo xamante ni sañu ko bañ naka noonu itam boobule atte ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa këram ak waa kër ki nga xam ne rek moom moo di Fatoumata Makhtar Ndiaye mi njort ne moom moo ko faat daal nañuy wax ci wàll woowee dañuy dem ca tribunal bu Ndakaaru ki nga xam ne moom moo di Maguette Souaré Diallo mooñ moo fa teewaloon. daan bi léegi ñëpp xam nañ ko Samba Sow daal dinañ koy tëj kaso pour giiru dundam ci faat bu Fatoumata Makhtar Ndiaye mu nekk ab peine bu diis waaye buy xàjjale famille bu ki fi nekkoon vice-présidente bu conseil économique social ak environnemental. Considérons que le jugement a été donné. ak lu ci mënti am rek ci wàllu daan biñ ko teg ñun dañuy continuer di respecter li nga xamante ni si moo di yoon bile daan nag ñun ñu ngi koy nangu. nous respectons la justice. ay perpétuité ak ay peine yu yëpp ça ne nous intéresse pas. suite xool lañu jour ñu tànn jour verdict bi dafa tombeek Sadio Mané jël ballon d'or xam nañu Sénégal ni mu bëggee ballon d'or pour jéem a masquer affaire bi tey aussi ñu boole ko ak Guy Marius Sagna pourquoi yooyu coïncidence pour lan. ensuite jox nañu bët certes mais ba tey ñu suy bopp am na lu su leer. Amadou Matar Ndiaye rakk la ci victime bi moom ay zone d'ombre la yëkkati ci procédure bi bu sañoon ñu ubbiwaat procès bi. s'il le faut ñu ubbi ko. Samba cité na ñaari nit mais dans un pays sérieux même su nekk nit ki day fen nee na diw ak diw depuis 3 ans ñoo ma yónni kenn koo xam ne sa bàjjan mook sa papa ñoo bokk ndey ak baay nga ne moo ma yónni. mais lu tax duñu woo ñooñu mu leer. Samba Sow bàññam la tudd Sawaña ñoom ñaar la tudd. comme ñoo tribunal wax tur dañ leen war a woo ñu leeral. ba mu janoo ak juge bi Samba Sékou Sow dafa daal di indi woon ay éléments yu bees ci dossier bi tudd tur ku ci mel ni Awaña nekk questeur ca assemblée nationale ni moo commandité faat bu Fatoumata Makhtar Ndiaye. ci wàllu yoon la ñuy desandi ba tey bi yoon nag dañuy wax ci mbirum Guy Marius Sagna nga xam ne ni ki tey ji nag ma nga doon taxaw ci kanamu yoon chambre d'accusation bu tribunal bu Ndakaaru nag daal na koy téye ca kaso ba waaye itam daal di koy lankal bàyyi po nëgandiku bi nga xam ne ñi koy layool ñu ngi ko doon laajte boobaak léegi ñaar ci ay ñooñam nag daal nañ leen di bàyyi rek bàyyi po nëgandiku kii di Ousmane Sarr ak Fallou Galas Seck ki nga xam ne moom mooy layool Guy Marius Sagna di maître Moussa Sarr di ñaaw lu ni mel di xam ne rek ne dañoo daal di rek foqati ak yelleefam waaye dam daal di salfaañe article 139 bu code bu procédure pénale fii ci réew dañuy teewlu ay kàddoom ak Maguette Souaré Diallo. mandat de dépôt yooyu parce que pour ñun teguwul ci yoon dafa violer l'article 139 du code de procédure pénale seen place génn la war a nekk. lu ñu ñaawlu la depuis bu yàgg parce que mënuñ jàppandoor benn groupe xale ci benn place. ci benn waxtu li ci ëpp ñu tuumal leen benn xeetu jalgati yoon mu di ne dañoo bokk ci benn dox ñaxtu boo xam ne yoon nangu ba pare ñu am ñuñ ci bàyyi am ñuñ ci téye loolu xel mënu ko nangu loolu méngoowul ak yoon.
ñu àddu ci leneen lu soxal languk politique fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté nag daal nañ koy dàq ci parti bi di APR ginnaaw nag bi mu taxawalee beneen parti boo xamante nii rek dafa nekk ci biir APR tey rek daal di xamle ni dafa bëgg indi rek ay ñoñeental ci boobule parti. ñu desandi ci wàllu woowee ba tey moom kii di Moustapha Diakhaté nag daal nay àddu ci wàllu woowee daal di wax rek am na sañ-sañu ngir rek taxawal beneen parti mu tubbee ko Manko Taxawu Sunu APR ngir rek bile parti gën a ñoŋ te itam di xam ne rek ne li nga xam ne moom moo di Abdoul Mbow li muy wax ci subaak léegi tegu ko fenn dañ ciy teewlu reportage bu Pape Fara Ñing ak Ibrahima Diame. ndogal bi nga xam ne moom la commission bu discipline bu APR jël nee na teguwut fenn te moom ay caaxaan la ko jàppee Moustapha Diakhaté jàpp ne li nu mel ay waxu kasaw la rek. li ñuy wax tëruñu ko ci benn texte kon man lu amut laa ko jàppe maanaam fii ne defuma ko sax lu ma gént damaa jàpp ne lu amut la kon liggéey bi nga xam ne moom lañ tàmbali daan ko wéyal ba alxames bu ñëwee daanañ publier li nga xam ne mooy texte fondateur mouvement bi tàmbali nag def suñu liggéey fu ñu war a dem ñu dem amalu ma ko maanaam. ki nekkoon président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee na ba léegi kenn gënu koo bokk ci APR ñi nga xam ne sax ñoo koy fexel nee nañ delluwaat ci texte yi. ban texte moo tere nit créé mouvement ci parti bi amul. ñaata mouvement ñoo ne ci parti bi même ñu mujj ñëw bëgg dem sax créé nañ mouvement waaw xam nga moom d'abord na xoolaat règlement intérieur parti bi amul wala statut bi amul fu ñu ci prévoir porte-parole adjoint kon kooku du ma ko tontu parce que war na waxal parti bi. mu jàpp ne APR amul benn yëngu-yëngu bokk na ci lu tax mu taxawal bi le mouvement. defuñu courant mouvement lañ def boo xam ne la ko tax a jóg mooy def plaidoyer maanaam di fàttali waa parti militant yi ni lii leen war def buñ ci bëggee génn. ñu bëgg parti bi ci jàngalekat yi jigéen ñi ñu organiser ko diaspora bi ñu organiser ko. ba mu nekk parti bu taxaw mën a def liggéeyam jàppale président la ci liggéey bi mais surtout préparer l'avenir pour élaborer un projet pour 2024. président bu mouvement Manko Taxawu Sunu APR di jox dig daje Sénégalais yi alxames bi mu ko defee mu génne texte yi daal di dëggal lii di mouvement am. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Fara ñi ngi ñu tënkal loolu ak Ibrahima Cissé wàllu politique la ñuy desandi ba tey bi yoon nag dañuy wax ci li nga xam ne rek moom moo di dialogue national bi ki nga xam ne moom moo di Babacar Ba bu forum bu justiciable nag daal nay addu ci wàll wi di ñaalu bu baax a baax accaparement bi nga xam ne rek ñi sekku langue politique bi moom la ñu def ci boobu le dialogue ndax li mu xamle moom moo di jëluñu benn yoon li nga xam ne moom moo di jafe-jafe askan wi ku mooy itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa société civile nañ wecci seen loxo ci wàllu woowee ba mu set dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Mbaare Sow. dañu gis que ni dialogue bi homme politique yi dafa mel ni tey ñoom ñoo moom dialogue bi alors que on parle de dialogue national bu ñu wax dialogue national nag mënuñu ko yemale rek ci ay homme politique bu ñu wax dialogue national nañu bàyyi xel yeneen secteurs yi par exemple la société civile amul benn considération boo xam tey jox nañ ko société civile ñuy nommer ay président de commission. ñuy nommer également ay bureau te concertation yi laajuñu ci avis société civile concertation yi dañu gis que ni c'était juste entre les politiques peut-être ak quelques affinités mais ñun ñi nga xam tey ñooy représenter société civile bi ñuy def concertation yi laajuñu benn yoon suñu avis donc pour man loolu ñàkk a wekk société civile la maintenant nag may lancer un appel à l'endroit du président de la République mi nga xam ne tey moom moo théoriser dialogue bi pour wax que ni nañu xoolaat démarche dialogue bi parce que manque de considération bi nga xam ne tey société civile daf ko nemmee ko ci ñu jëmale ko ci ñoom duñu nangu nekk un faire valoir bu ñu gisul lu ñu xam dañuy quitter li nga xam tey moom mooy dialogue national bi. jërëjëf Aminata Mbaare Sow ñu wax ci leneen lu soxal wàllu suuf fa la nga xam ne moom moo di ca jaxaay askan wi nag mu mel ni coow ba tey mu ngay juddu ci li nga xam ne rek moom moo di seen ak biir ba tax ñuy sàkku rek ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal doon nañ amal ab jono ak way taskatu xibaar yi ki nga xam ne moom moo di Mati Lam bu jaxaay moom moo jiite boobule kuréel ñu teewlu ay kàddoom di As Malick Diop ak Salif Sow. ñun dañuy ay néew ji doole daan fay luyaas ba mënatuñoo fay luyaas ñu ñëw fekk kër yi des jaxaay ñu bale ko dindi salte yi dàq woyu yi ak agresseurs yi ak defkatu lu bon yi def suñuy seng dëkk ci ak suñuy doom mu am nag ñoo xam ne nii dañ fee nekk sàcc yi maanaam sàcc yi bëgg a ñëw génne ñu ci kër yi pour jaay ko léegi nag
ñun Macky Sall la ñuy woo moom mi moom réew mi te jaboote ñu moom la ñuy woo mu ñëw dimbali ñu ci jaxaay audité ko parce que sàcc yaa ngi fi di sàcc kër yi di jaay bëgg ñoo génne ci kër yi jënduñu ko moom jënduñu ko de déedéet ñun ñoo ñëw ñun fekk fi ay mbalit ay xar yu dee agresseurs yi ñu dàq leen dindi mbalit mi tappalaatu suñuy seng ak suñuy bunt def suñuy rideau dëkk ci ak suñuy doom ñun dañ cee gar suñu bakkan fii président rek moo ñu fi mën a jële parce que moo ko moom. ñu dem foofee nga xam ne moom moo di ca Djibi Dione askan wa fa yeewoo nag nelawatuñu ba yandoor li waral lu ni mel nag ab pont boo xamante ni jàpp nañ ne dafa màgget lool ba tiital askan wi naka noonu itam ñuy joytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di ñàkkum ndox mu cet mi nag zalika li nga xam ne moom moo di courant bi loolee yëkkati ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ndaw ñi ba tax rek ñuy artu ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Sané moom moo yor seen ab kàddu ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. tey Djibi Dione commune la si Fogni commune la ci arrondissement Sindian wax bi yëpp tey pont parce que Djibi Dione presque 56 villages la am mais les 90% ci villages yëpp ñu ngi à l'intérieur de l'autre côté da ngay jéggi pont bi pour nga mun a egg foofu mais tey pont boobu noonu pont bi baaxul yéen gis ngeen ak ñun nit ñi jardin yi affaire yi femmes yi ñu ngi rey seen bopp femmes yi xaaruñu financement dañuy liggéey sans financement mais ñu ngi xaru dañuy def ba pare seen légumes yi duñ ko mun a jaay parce que mënuñu fu ñuy traverser pour ñëw jaay produit yooyu noonu pont bi baaxul néew ñu duñu defal pont bi état bi néew ñu duñuy xool ba kañ bëgg nañu état bi yëngu nu mu gën a gaawee mun ñu defaral pont bi loolu mooy suñu problème parce que pont bi aspect économique la te pont bi bu jógee gerte baa ngi nii nit ñi béy nañu ba pare ils sont obligés ñu jël gerte bi yóbbu ko Gambie gros porteurs yi duñu romb fii pour yóbbu dara pont bi baaxul lan lañu bëgg di nga wër Sénégal lu nekk Djibi Dione fi amut fenn Djibi Dione amul ndox Djibi Dione amul courant Djibi Dione amul réseau Djibi Dione yoon yi bul xam ñëw nañu defaral yoon latérite poussière la dañu judd ci poussière dañuy dee ci poussière ñu ne Sénégal la Sénégal émergent mais dafa mel ni dafa féetoo beneen boor di nga dégg ay milliards doo dégg benn centime si ñun fii ba kañ. jërëjëf Boubacar Diassi mi taataan yooyu lay kaddu ñu wax ci leneen armée 2025 di ab stratégie bu yees boo xamante ni rek teg nañ ko ngir gën a ñoŋal lépp lu soxal wàllu rek kaaraange fii ci réew bu Sénégal niki tey ji lañ doon amal ab daje Chérif Dia ak Pape Sangoné Mbaye ñoo fa teewoon. sàmm kaaraange Sénégal mu mucc ci fitna gi nemmeeku ci Afrique sowu jant moom moo tax rek. session 2020 bu centre des hautes études diplomatiques ak stratégiques daal di tàmbaliwaat su ko defee rek ñëpp ñoo xamante ni bokk nañ ci ñu tàggat leen bu baax ñu bàyyi xel fitna gi Sénégal mel ni mel mucc ci yenn yi. développement ñoo ànd ndax mënuñu wax ni développement mënul am sans sécurité sécurité tamit pour ñu am ko il faut que ñu am condition bi nga xam ne day tax jàmm am ci réew te ñaari levier yi la ñu war a continuellement actionner action de sécurité et action de développement loolu ñu koy def ci formation bi ñu bëgg am ay civil ay militaire ñu am formation bi nga xam ne dafa am solo ci programme bi nga xam ne président de la République Macky Sall tëral na ko mooy le programme 2025. kaaraange nag munta am fekk yokkute amul loolu kilifay politique ak militaire yi xam nañ ko ba tax na rek ñu bëgg gox-goxaat yëpp ñu daal di fay yóbbu loo xamante ni nit ñi danañ am ci luñ jàpp su ko defee kenn du leen fëkk dugal leen ci yenn ñaawteef yi. ñun dañuy am ay jumtuwaay mun nañu faagaagal képp koo xam ne mu ngi sonal population yi mais li ci am mooy nekkuñu fépp te population yi ñu ngi fépp donc il faut que ñu jël loo xam ne dañ koy teg ci ñoom jox leen ko ñu mun ko jëfandikoo à partir du moment où les populations yi nag léegi ñoom am nañ ci lu ñu jàpp ñu ngi am yaakaar daañu wóolu nag force de sécurité défense ba nga xam ne lépp loo xam ne daf leen nel yàqal li ñu am ñu dem wax leen ko mais bu fekkee ne amuñu dara téyewuñu dara
mais loolu du nekk seen affaire du nekk seen problème moo tax vraiment ñu war leen jàppale ci lu ñu am lu ñu téye nga xam ne comme am nañu doon loo xam ne dañ koy téye dañ ko war a denc bu boobaa bu ñu gisee loo xam ne mu ngi koy menacer rek daañu dem ci police wala gendarmerie pour waxante ak ñoom ñu ñëw jàppale loolu moo tax ñu war a développer relation bi am entre armée ak population bi te nag di soññ gouvernement bi pour mu gën a jàpp population yi nekk au niveau des frontières ndax ñu mën a toog foofu ci jàmm def seen liggéey. ngir xeex terrorisme ak yenn ñaawteef yi nag du rekk mbiram armée ak mbiram militaire loolu tax kilifa yi armée bi daal di amal pexe yu bees ñu tuddee ko rekk stratégie armée 2025 ñu koy doxal ci diggante 2020-2025 su ko defee rekk dal mën a am fii ci Sénégal. jërëjëf Chérif Dia ñu wax ci leneen Yelli Taare di ab projet boo xamante ni askan wi si boppam ñoom ñoo koy amal ngir daal di xeex lépp lu soxal wàllu xiif ci askan wi rawatina ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ndaw ñi boobule projet dina jeex ci atum 2020 ginnaaw bu ñu ko sumbee ci atum 2016 Mohamed Samb ak Djili Jéeme ñoom ñoo taataan ay kàddu. bile dëkk wute nag yu bari turam moo di Yelli Taare fii nag nit ku nekk amee wàllu nutrition bu jaar yoon gannaaw ñeent at ba ñu amalee bile projet moom nag jamono ji am na ay jéego yu am solo. C'est aussi l'occasion d'apporter un appui. dafa jot ngir ñu indi suñu ndimbal ci wàllum koom yenn ci njaboot yi ngir rek ñu gën a mën a développer li ñeel wàllum mbay mi waaye tamit suñu njàppandal ci bépp activité nga xamante ni ñoom ñu ngi ciy yëngu ñun nag ñu ngi ci benn yoon goo xamante ne ngir rek gën a mën a yokk lépp ngir liggéey gi mën a mucc ayib ak gouvernement bu Sénégal ak tamit jëwriñam yi. de ces politiques sectorielles. bu dee ni xeex li nga xamante ni si moo di malnutrition bët gànnaar gu Sénégal nekk na bërëb boo xamante ni si dañu ko fulaal. Je vous ai cité tout à l'heure la Banque mondiale. wax naa leen wàllum Banque mondiale ne ñoom koppar gi nga xamante ni dugal nañ ko ci te dinañ ko door ci at bi toll na ci fanweer ak juróom ci ay millions dollars yooyu yëpp ñeel wàllum nutrition la waaye am na tamit benn financement boo xamante ni dina jóge ci suñu partenaires yi. du projet qui finissent donc en 2020. ngir projet bii di Yelli Taare mën a wéyandi fii ak ay at yu yàgg ñi nga xamante ne si ñoo di cellule de lutte contre la malnutrition ak ay partenaires am ñu ngi xalaat yeneen liggéey yu ñuy amal fii ak ëllëg. On a un engagement et avec les gouvernements du Sénégal parce que. ñun ñu ngi wëyal suñu lëkkaloo ak nguuru Sénégal ci juróomi at yi di ñëw dooleel ndëgër lay gi ci njaboot yi mottali liggéey bi Yelli Taare jot a amal. On a aussi engagé un projet aussi au nord avec le FOR pour l'optimisation des points d'eau. fexe ba dëgëral askan yi nga xamante ni si ñoo nekk ci gox yu fasantikoo yi nekk fii ci Sénégal loole nekk na lu am solo ci wàllu politique publique fii ci réew mi ba tax na nguuru Sénégal ak CLM ñu ngi ciy amal yenn liggéey yu am solo. ñu wax ci leneen lu soxal nag mbiru jàbba foofee nag ca marché bu Gueule Tapée bu Parcelles Assainies mu mel ni lii lee nag soxal na bépp marché boo xamante ni rek dafa nekk fii ci réew mi muy keccax doon na loo xamante ni bu njëkk yomboon na nga gis ko boo amul loo togg da ngay dem rek daal di koy jënd mais jamono yi nag cher na askan wi tam mun na su ko tegas gët dañ ci teewlu jàngat bi nga xam ne ki nga xam ne moo di Fat Bintou Konté defal nañu ko ci. bu jën daan faral di manqué fi nga xam ne moom mooy marché jéegi dañ daan faral di jënd li nga xam ne moom mooy keccax ngir mën a taal wante jamono ji ñu toll keccax googee nekk na loo xam ne raar na te it cher na it. dafa seer a seer ba yàlla xam xaw ma ndax jën yi ndaw yi ñuy nappa moo taxaw ma fu mu ne nii instant yi amul dara amul. pour nga xam valeur keccax jën ñàkk waaw mooy gën a seer yàpp sax boo moytuwul. bii ñu nekk keccax seer na. kenn mënu koo jënd amulaan jën soo demee marché amoo jën ñun la dama dugg sa ceebu keccax nga ñëw keccax gën a seer fi mu nekk nii. mu nekk loo xam ne jaaxal na loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy ménagères yi ba tax ni xamuñu sax fan la ñuy teg seen tànk jamono ji ñu toll. léeg-léeg da ngay woo client day ñëw na la jaay ba nga jóg di ko jaay boo ko waxee prix bi mu romb la dem yoonam ndax day metti ci moom. njëg bi nag moom mi di keccax gi de fi nu toll nii seer na lool ñi koy jaay xam le ne fan koy jëndee la moo ne de prix bi daanu doon yegg fii mu yegg. léeg-léeg bu ñu la jaayee dàmba bi bascule dina ne dàmba ji dina nekk juróom-ñetti junni wala juróom-ñeenti junni ça dépend poids yi kilo yi fa nekk. parce que man bi ma mujjee jënd ni maa ngi ko jënd ñaata presque 25 000.
moom laa jëndee. ñoom commerçant yooyu jàpp nañu ne loolu gën a tax fi mu toll nii njëgub keccax gi cher ci askan wi li seer na kilo 1200 lañu koy jaay. booba dam daan jënd kilo fukk ak juróom kilo ñaar fukk ak juróom kilo fanweer ak juróom. léegi dem na ba kilo 1200 1300 moom la ñuy jaay daal. tey ñu yeewoo li nga xam ne moom mooy marché chaque jour ñu gis ci li nga xam ne moom mooy ay coppeeku prix yi di yokk saa su ne askan wi it fi mu toll nii ñu ngi koy yëg bu baax a baax. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Fat Bintou Konté dañuy àddu ci leneen ca lalu wurus nag ki nga xam ne moom moo di Moussa Xaasim Koné ak Sao ñoom ñoo boole seen doole ngir rek daal di jëmmal li nga xam ne rek moom moo di wàllu caada fii ci mi réew naka noonu itam daal nañuy amal ay nataal yoo xamante ne bu ci nekk day wax pour ñu am ci ay leeral yu wóor dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Aïssatou Paye ak Mohamed Dieng. bu artiste yu mel ne Sayo ak Koné daje ca galerie Wurus rencontre bi day riche day créative seen exposition bi ñu tuddee retrouvailles am signification bu am solo. lu ñu bëggoon feeñal mooy artistes yi daanaka ñoom seen mission pour xamle lu suñu àdduna bi ëmb ñoom seen gëm ak seen taxawaay. dañ koy firi ci seen peinture ci seen création. thématique yi bëri na ci benn wàll ñuy wax ñu delluwaat ginnaaw ci aada ak cosaan di woo nag ñëpp ngir ñu jàpp ci. c'est toujours bon un regard vers l'arrière quoi tu vois parce que boo seetlee ñu mooy personnages yi mooy utiliser ne ce ne sont pas des personnages modernes boo seetlee c'est presque ça parle du passé waaw les accoutrements leur forme et tout. bon c'est juste pour que ñu dellu si waat ñu xel que ni lu ñu ñàkk rek mooy bu ñu bàyyi suñu ginnaaw la quoi li ñu naan mag di wax naan ku wàcc sànni boo demee ci jàmbur kii mu fekk mu toog ci bosam. am na lu ma conservé ci tradition bi bon ci sama xel mu bopp muy ci musique bi muy ci accoutrement yi muy ci lu nekk peut-être li ma solo sax du ko woon mais yooyu dafay feeñ ci sama liggéey sama làkk parce que instrument bi ne woon sama làkk. ca beneen wàll kenn ci artistes yi di ñu wan ni Ndakaaru mel léegi. muy defar ay tableau ak métal. te la de démographie di occuper mbedd bi anarchiquement ku nekk def loolu ne si démarche boobu la kii quoi. bi ça fait très longtemps j'ai pas touché le métal. toog naa yàgg bañ laal parce que j'avais un problème de santé depuis 2007 j'ai pas touché le métal lii sama patrimoine la bokk. exposition bi di retrouvailles nag dinañ ko amal ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier mu dese leen nag benn semaine pour dem gis merveille yi nga xamante ne Xaasim Koné Sayo ak Moussa ñi ngi koy def. jërëjëf Aïssatou Paye dañuy wax ci leneen lu soxal wàllu tàggat yaram première phase éliminatoire bu coupe du monde ci atum 2022 nag amal nañu ko réew bu Sénégal mi ngi bokk ci groupe H ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde nag dinañ rek amal ak jano ak réew bu Togo Congo ba ci Namibie mbokk yi loolee daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje si kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir digtal leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu leen di ñaanal jàmm di leen bàyyi ak Aram Touré mu wëyal ak